Le monde est sous le choc. Après la mort d'Ali Khamenei lors des frappes israélo-américaines, l'Iran a choisi son fils Mujtaba Khomeini comme nouveau guide suprême, une première historique depuis 1979 et une nomination qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient. Mais qui est vraiment Mujtaba Khomeini et quel danger cette succession fait peser sur la région? Gannaaw bi papam génnee àdduna moom Mujtaba Khomeini di doomu Ali Khomeini moom lañu tànn pour mu wuutu baayam ci xilaafa gi. dëggi-dëggi moom mooy kan ak fal gi ñu ko fal ban jeexital la mën a am ci réew yooyu. بعد وفاة علي خميني في الضربات الإسرائيلية والأمريكية اختارت إيران ابنه مجتبى خميني كالمرشد الأعلى الجديد. هذا أول مرة في التاريخ منذ ثورة 1979 وتسمية قد تغير توازن القوة في الشرق الأوسط. من هو مجتبى خميني حقا؟ وما هي المخاطر التي تحملها هذه الخلافة عن المنطقة؟ Mujtaba Khomeini, 56 ans, fils du défunt Ali Khomeini, religieux proche des factions les plus dures du régime, lien étroit avec le corps des gardiens de la révolution islamique. C'est la première succession directe père-fils à la tête de l'Iran. Mujtaba Khomeini juróom fukki at ak juróom benn la am di doomu Ali Khomeini mu fi jóge mu nekk nitu diine jege lool ñi gën a taral gën a dëgër bopp te gën a am gëm-gëm ci Iran. mu jege lool tamit ñuy sànni bomb yaak ndell ya xamanteeg ñoom miinanteeg ñoom lool. bi may yoon bu njëkk Iran di fal koo xam ne baayam moo fi jógee rek mu falu loolu depuis 79. Mujtaba Khomeini umruhu 56 sana ibnu Ali Khomeini allazi tawaffa diiniyun muqarrabun min ashaabi alfirqi almutashaddida fi nnizaam silatun wathiqatun maa quwati xiraasi thawrati alislaamiyati. hadihi awwalu marra تخلف فيها المنصب منذ الأب إلى الابن في إيران. كيف تم تسميته؟ L'Assemblée des experts a officialisé sa nomination. Choix stratégique proche des militaires et factions conservatrices. Cette désignation survient au cœur d'une escalade militaire majeure avec Israël et les États-Unis. nan lañ ko falee? ñi nga xam ne ñooy ngonko yay waxtaan pour tànn ki yelloo wala ki gën a baax ci Iran ñoo waxtaan ba teg ko fi. tànn gi nag lu nit mën a d'accord la ndax nit la ku jege lool ña nga xam ne ñooy jàkkaarloo ak États-Unis ak Israël ci xeex bi. أكدت مجلس الخبراء تسميته رسميا اختيار استراتيجي مقرب من الجنود والفرق المحافظة. جاءت هذه التسمية في وسط تصعيد عسكري كبير مع إسرائيل والولايات المتحدة. Stabilité régionale. Mujtaba pourrait durcir la position iranienne face à Israël et aux États-Unis. Programme nucléaire, crainte d'une relance agressive, factionnisme interne soutenu par les conservateurs et les gardiens de la révolution. Certaines factions modérées pourraient s'opposer. fal giñ ko fal mën na gën a taral mbir yi, mën na ko gën a mettili, mun na tamit gën a tax waa Iran gën a farlu ci liggéey ay ndell ki bomb yu seen bopp.
ñi nga xam ne dañuy woyofal mën nañ wuute ak moom gis-gis parce que moom day taral al istiqraarul iqlimiyu qad yushaddidu mujtaba al mawqif al iraniya naxwa israil wal wilayat al mutahida al barnamaju nawawi huwa yaxsha an yuaada tashghiluhu bi shaklin adaiyin al firaqat ad daxiliya daamul muxaadin wa qismun min al firaq al mutawassita qad yu'aaraduna Washington choix illégitime exigence d'aval international Israël vigilance maximale sous le contrôle direct des fils de Khomeini pays voisins anxiété face à l'instabilité croissante bu dee ci Amérique la ñoom d'accorduñ ci neexu leen naqar lañ ci am gu metti yàlla na yokk bu dee Israël la war nañoo gën a farlu war a gën a taxaw defar seen taxawaay ndax kii du reculer dafay avancer du yoxamal dafay taral du neexal dafay mettil góom la fi fekk sotti ci kaani wala poobar ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom di pays arabe yi pays golfe yi ñooña tiitaange lañuy am Washington ixtiyaarun gayru shar'i mutalabatu bi muwafaqatin duwaliya ñoom dañoo xamadi ñoom naneñ monde bi yëpp ci war a d'accord dañ ci war a waxtaane àddina wërngal këpp Israël aqsa xewren taxta saytarati ibn Khomeini mubashara الدول المجاورة قلق جديد من الاضطراب المتزايد. Le fils de Khomeini est désormais à la tête de l'Iran. La grande question, jusqu'où ira Mujtaba Khomeini dans sa politique de puissance? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Léegi Iran jeex na doomu Khomeini moo fa nekk mais ba fan lay jëmale Iran ci guerre bi ak jàkkaarloog gi mi jàkkaarloog noonu yi wax ma ko ci commentaire yi